siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo juróomi junni soldats français ak seeni drone ak seeni ngànnaay France nekk juróom wala juróom benneelu réew bu ëpp doole ci àddina bi nga taftal si soldats maliens yi soldats Burkina soldats Mauritanie ñu mun maa gëmloo ne depuis lu ëpp ay juróomi at mënuñu daan maanaam terroriste yi li ma lay wax Fatou Abdou mooy terroriste yooyu ak réewu France mburu faf ko farin maanaam ñoom ñoo ànd moo tax ma la doon fàttali baatu ki nga xam ne moom mooy Laurent Fabius nekkoon ministre des affaires étrangères bu doon wax ne le groupe Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. Fatou Abdou mi ngi koy wax sànq plus de 30 ans mu toog ci au pouvoir Idriss Déby ci benn interview bi circulé sur la toile justement mi ngi ciy waxtaan ak ay journalistes français mi ngi fàttali ci biir vidéo boobu de diggante 2002 ak 2006 bëggoon na wax askanam wala waxoon na askanam ne pare na ci mandat mais mu am lu jot a xew ca Tchad mu am waxtaan boo am ci diggante moom ak xëy na France. ñu digal ko ne mu am lu mu coppi ci constitution ba sax ñu digal ko ne mu continuer boobu léegi mandat laaj bi samp mooy est-ce que day firndeel rek ne bëriwaana ci mandat yi nga xamante ni suñu chef d'état africain yi ñu ngi koy continuer wala ñu ngi ngoy ci nguur gi xëy na France dafa ne ci ginnaaw. Idriss Déby nañ ko fàttali France moo ko jàppale ba mu jot ci nguuru Tchad. Idriss Déby donte yenn saa yi da nga ko doon dégg muy wax ci franc CFA. wax joo xam ne mun nga ko méngaleeg ñun ak suñu wax ne franc CFA jumtuwaayu nooteel la donte yenn saa yi da nga ko doon dégg mu mel ni kuy fippu ci teewaayu France ci Afrique franc CFA ak leneen Idriss Déby c'était l'homme de la France Idriss Déby dafa bokk ci nitu France ci Afrique li ma jàpp mooy kàddu yooyu mu doon wax ci franc CFA yenn saa yi ak yeneen bu sonnee bu lottee rek mu mel ni kuy def chantage France naan leen man naa génn franc CFA de pour def leen chantage gars yi xool fu ñu jaar ak moom xëy na jàppale ko xëy na dooleel ko mu toog fii donc Idriss Déby nitu France la woon et donc nitu France yëpp France da leen di jàppale ci fànn yu nekk nitu France yëpp ak France mi leen di jàppale ngir wëyal seen nguur ak teg loxo bi France teg loxo ci suñuy réew jaral na leen lu nekk jaral na leen def ay mandat illimix fanweeri at Idriss Déby nu mu tudd Biya kenn mënutu ko compter Eyadema kenn xamatul ñaata at la def ci bopp Togo doomam moo ko wutu ak ñoom seen jaral na leen ñu def coup d'état militaire jaral na leen ñu rey ay doomu aadama ni ñu reyee woon Thomas Sankara Patrice Lumumba ak ñoom seen jaral na leen ñu def li ñu mun ak li ñu mënul jaral na leen ñu bombardé ki nga xam ne moom mooy président Gbagbo ci biir palais ngir rek wëyal seeni nguur de toute façon président de Gaulle président France moo doon wax ne la France n'a pas d'amis elle n'a que des intérêts man d'accorduma ci ñu ne état amul mbokk amul xarit ay intérêt la am waaye président France te ñi topp ci moom ñépp loolu la ñu doxal ba ci Emmanuel Macron da ngay gis benn vidéo boo xam ne njiitu Côte d'Ivoire Ouattara da ngay gis ci benn vidéo mu ne Emmanuel Macron est mon ami quelques semaines quelques mois après ñu wane vidéo Emmanuel Macron ñu laaj ko mu ne moi je n'ai pas d'amis donc De Gaulle te mboolem président yi topp ci ginnaawam loolu la ñu appliqué mooy ñun France amuñu ay xarit amuñu ay mbokk d'accord ay intérêt la ñu am intérêt yooyu jaral nañu ñu yee fitna Rwanda dox ci diggante ay waaso ñuy corante jaasi ñuy dóorante jaasi Fatou Abdou li ngay bañ mënul ñàkk am mooy booy analyser beneen réew booy analyser beneen continent booy analyser actualité bi tamit da nga koy méngale yow sa continent da nga koy méngaleeg sa réew ak sa gox fii yàggul torop ñu ngi dégg benn député Aliou Dembourou Sow di wax naan après président Macky Sall naka Daouda Diallo maanaam remplacé ba pare war nañu jaral sax 3e mandat bi ñu jël jaas yi donc bu ñu wax ne lii xew ci yeneen réew yi mënul xew fii dañ koy faral di fàttali boo demee Palestine
boo demee ca Irak boo demee ci yeneen réew ay junni ak ay junni ak ay junni wàlliw ñoo fa tëdd. donc nañu bàyyi xel ci loolu ñu xam ne jàmm dañ koy ñaan. jàmm dañ koy sàkku waaye jàmm dañ koy dox. mais jàmm doxalin la. qu'est-ce que ça veut dire concrètement que tey à chaque fois qu'on voit suñu gisee benn président africain mu bëgg a éterniser au pouvoir c'est qu'il y a les intérêts français derrière. li ma gëm moo di ne bu dee suñu président yi ak ñun rek askanu Afrique suñu ay président tëwuñu suñu ay président tëwuñu président Macky Sall tëwul askanu Sénégal Ouattara tëwul askanu Côte d'Ivoire li am mooy dañ leen di dooleel boo xam ne armée française du kaaraange askanu Sénégal moo ko fi teg du kaaraange askanu Mali wala askanu Tchad moo ko fi teg armée française lenn moo ko fi indi mooy ay intérêt wam ñu mun ko sàmm bu ko kenn laal ñi ko fi toogal muy Sénégal muy Bénin muy Togo muy Burkina bu làmbaa naree ñaaw ñu sauvé ko tey jii nii bu làmbaa naroon ñaaw ak président Macky Sall di ngeen gis militaire français yi nekk fii Sénégal ñoo koy escorté waaw dugal ko ci avion wala ci gaal jëlee ko Sénégal donc boo gisee président yoo xam ne yàgg nañ fi loolu bu yóbboo nga xam ne France mu ngi seen ginnaaw États-Unis mu ngi seen ginnaaw ñeneen ñu ngi seen ginnaaw moo tax dafa amoon ñenn ñu doon kaf bi mu amee jafe-jafe fële ca Irak ak Saddam Hussein ñu ne lan mooy un bon arabe lan mooy arabe bu baax arabe bu baax du arabe buy julli de ci États-Unis ak ci France du arabe bu gëm yàlla du arabe bu dul mooy l'islam du arabe bu bëgg askanam arabe bu baax mooy arabe boo xam ne nangul na États-Unis mu ñëw aaki moo pétrole am moom ñu koy jox ay moccaat ci moccaat yooyu moom mu siy jël di jox ay moccaat askanam ba tax du ñu am hôpital yu doy du ñu am yoon yu doy ak ñoom seen lan mooy nit ku ñuul ku baax nit ku ñuul ku baax du nit ku ñuul boo xam ne day défendre intérêt der bu ñuul day défendre intérêt Afrique président Sénégal bu baax mooy président boo xam ne déggal na France déggal na FMI déggal na Banque mondiale président Côte d'Ivoire wala Mali wala Burkina bu baax mooy koo xam ne nooteel buñ koy teg nangu na ko te mu ngi koy wéyal loolu moo jara bàyyi xel. léegi yan jumtukaay le président africain yi manqué ba tey jii nii ku ñëw ci nguur boo matalee ni ko boo matalee sax mandat ni ko constitution bi daal di tëralee nga daal di dem Afrique souvent ñoom la ñuy gis ci seen i njiit yi que ngay toog ci pouvoir 30 ans 40 ans 45 ans wala 20 ans alors lan la ñu manqué exactement ñu war ko mën a jàngat ba ku mën a def tey sa mandat ci ni ko constitution bi tëralee nga mën a dem ci bu dem jotee. du Afrique rek. parce qu'on parle d'Afrique en fait. waaw mais li waa ji doon wax mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde maanaam du Afrique rek. loolu nag du lay. mais Afrique la ñuy waxtaanee tey. Angela Merkel gis ngeen ñaata at la def ci bopp chancellerie allemande ëpp na fukki at ak ñeent. mais surtout ak defin wi. waaw mais dama bëggoon quand même pas que ñun itam ñu am un certain complexe. pas pour défendre Afrique mais tamit pas pour am un certain complexe parce que boo demee ci yeneen réew di nga gis ñoo xam ne ñu ngi yàgg te nekkuñ ci Afrique ñu ngi yàgg ci bopp réew. comme Angela Merkel ni nga ko waxee tout à l'heure. li am mooy. mbiru mandat dañ ko war a régler définitivement Sénégal ak Afrique dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne président Macky Sall mënul def deuxième mandat Ouattara ou plutôt troisième mandat Ouattara warul def troisième mandat ak ñeneen mais xam nga mooy li ma doon wax sànq yow boo buggee noot am réew ak am askan da ngay bëgg jumtuwaay yoo xam ne mooy wëyal nooteel bi bu fekkee yow ci li ngay dundee mooy rong ñu baadoola di siim yow sa cere da ngay bëgg loo xam ne mooy wëyal nooteel googu mooy wëyal rong ñu baadoola yooyu ci ay fukki at ci ay téeméeri at ñuy wëy di siim sa cere léegi nag loolu ay pexe yu bari la ci pexe yooyu ci ndorteel Afrique moo nekkoon da ngay gis Senghor 1960 ba enfin mu def 19 ans ci nguur gi xaw ma nga gis
Abdou Diouf mu def 2 fukki at nga dem ci yeneen réew yi loolu moo fa amoon ñu ñëw askanu Afrique yi xeex bëre ne lii mënatul wéy ñu ne léegi limitation des mandats balaay limitation des mandats sax da nga doon gis parti unique maanaam nooteel kon dafa amoon ay yoon parti unique xeetu nooteel la woon pour wëyal nguur benn parti rek moo fi nekk après ñu ne multipartisme limité ci ñeent après ñu ne multipartisme intégral loolu yëpp ay xeetu bëri la ba tey jii nii ñu ñëw ci limitation des mandats waaye boo gisee saay bu askanu Afrique yi xeexee ba am ndam ci biir ndam boobu ñu ut maanaam porox ndoll boo xam ne dañuy continuer di wëyal li nga xam ne moom mooy seen taxawaay. siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu